média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës. quartier Kër Samba Dramé nekk ca Diamaguène ab bâtiment moo daanu ca kër ga ko jege ba am ñu fa am yi gaañu bâtiment boobu ab étage la buñ doon daaneel far kon am ab mur kon bu rek xababal ba wàcc ci kër génn ak njaboot am ñaari doomu aadama yu ci am gaañu ca jamono jooju élection législative yi ginnaaw bi mu jàllee ci dimanche commission nationale bu recensement des votes ñi ngi xaar rek mu daal di kon jublu ci résultat yi tey jii kon mandataires yi ak ñoom magistrats yi ña nga ca cour d'appel bu Ndakaaru ca palais de justice mi ngir càmbar li nu mel danañ demit ca Ndar ca Thiès ak diwaan yu bëri yoo xamante ni kon commission départementale yooyu génne nañ seen ay résultats ci jamono ji nga xamante ni xiiroo ngaayoo am na ci diggante Benno Bokk Yaakaar Wallu Askan Wi ak Yewwi Askan Wi mel ni kon lan ëppalante rek ci département yi bariwul la nar a tàqale kon mooy ca liste proportionnelle bi te commission boobu bu dajee kon dina létt wala mu firi leen ci jamono jooju Karim Wade moom génn na message bi rek rafetlu ndam li nga xamante ni ñoom am nañ ko ànd ci ak Yewwi Askan Wi moom nekk ca Qatar ca lettre ba nag bàyyi na xel ndaw ñi ne bu ñu demee ci assemblée nationale rawatina seen i député daan fa voté loi yoo xamante daal gën a ñoŋal nekkin wi su ngeen taaxirloo ñu yaatal xibaar yi. dal leen jàmm ci xibaar yi xaw tuuti kon musiba am ca quartier Samba Dramé ma nga nekk kon ci Diamaguène biig bi marax di jot la ab mur daal di daanu ca kër ga nekkoon ca wàlla foofu nag la ko waral mooy bâtiment boobu da doon daanu mairie ba joxe rek ordre ngir ñu def ko maçon ba ko doon def nag ba loolu weesoo kon ci la yëkkati mbir yi ba mu xaw a indi musiba ca kër njaboot gi nga xamante ñoom ñoo nekkoon ci wet am nañu ci am nag ay gaañu yu métti ba yóbbu na leen l'hôpital ñu ànd ci ak Coro Mbaar Ndiaye ak Pape Fall. Saaluk njaboot gi sant Gueye ca quartier Samba Dramé bu Diamaguène boo fa duggee gis ni ay xeer ak yu ni mel moo fa gën a fës li ko waral nag di ab mur boo xamante ni mi ngi féete woon ci kër gu ñu dendal mu daanu. dafa am benn kër bu ñu dëkkandool fii ñoom ñoo doon démolir seen kër gi nag étage la woon waaye nag dafa nekkoon ci état de délabrement avancé moo taxoon sax ñi fi dëkkoon ñëpp ñu génne woon leen pour léegi ñu démolir kër gi léegi bi ñu ñëwee nag di démolir kër gi yàlla def bi waa ji dindee acrotère bi ba pare lépp ci sama kanam maa ngi toog fii di ko xool léegi nag bi mu attaqué dal bi mu dóoree benn coup ñaari coup si la moom ànd ak dal bi léegi nag dal bi pëtëx bon ñeneen mur yi fekk si ko léegi nag mur bi nga xam ne moom moo féete woon ci ñun waaw moom moo causé dommage yi ngeen filmé nii yëpp daal. ñaari nit ñoo ci gaañu kenn ki nag nekk ci état bu doy waar moom mi le sax mooy maçon bi nga xamante ni moom moo waroon daaneel kër gi le. waaw malheureusement sama benn doom bu jigéen bi moom moo nekkoon ci néegam doon nelaw ci kaw lalam waaw kooku tamit elle s'en est tirée avec une fracture du fémur. waaw loolu mooy dommage. corporel bi nga xam ne am na ci quoi. maçon bi nekk ci kaw moom bon tànkam boobu yaakaar naa ne bon dootu ko jëriñoo quoi. ab sommation mairie bi joxe woon na ko ginnaaw bi mu gisee ni kër gi état bi mu nekk bu doy waar la. pas plus tard que un peu avant la tabaski. bon dafa am benn yitte bu mu doon dox mairie. j'en avais profité pour wax ak maire bi. mu ni kon mu nga xewee fële ca Diamaguène ñu ñëw wax rek ci wàllu politique ne xam ne ñi ngi xaar résultat yi tukkee ci élection législative yu fanweer fan ak benn ci weeru juillet bi ñu génn commission nationale recensement des votes tàmbali na liggéeyam bi ci guddi sàkkoon it ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo teewal juróom-ñetti coalition yi ñu daal di teewee lu ni mel ngir kon ñu tàmbali wàññi xob yi jugee ci département yi di ñeent fukk ak juróom-benn ci Dakar ak it juróom-ñaar yi nekk kon ci bitim réew loolu nag la ñuy dajale ngir ku nekk ñu wax la nga am ñuy fàttali ni rek bu dee nag liste majoritaire yi moom leer na ku ne xam nga la nga ci am diggante kon Benno Bokk Yaakaar ak
intercoalition Yewwi ak Wallu Askan woowu ñoom nag kon daanaka ñaari député rek moo dox seen diggante ba tax na kon la leen di tàqali moom mooy lay jóge kon ci liste proportionnelle ba lan nag dañ koy rek daal di diviser ku nekk la nga am bu fekkente ni am nañ suffrage yu exprimé dañ ci ñëwaat ak seen ndaw lan yebal ca palais de justice bu Ndakaaru ngir rek liggéey bi nga xamante ni kon commission nationale recensement des votes ma ngi koy amal am na ci koo xamante ni nag moom it ab coalition ba mu bokkoon am na ci ay député muy rek waa wàllu muy Karim Wade mi mu nga ca bitim réew génn na nag ab bataaxal ne rek kon wàllu humilité daal war nañ ko am ci ndam li nga xamante ne ñoom am nañ ko ci diwaan yu bëri fii ci Sénégal nee na nag bis yu yàggul dara dinañ mobiliser li nga xamante rek mooy ñoom seen biir ngir vote loi yu nécessaire ngir nee nañ tabaxaat ak tamit jubale Sénégal ak ndaw ñi mu mel ni daal message bi mi ngi ko gën a jagleel ndaw yi Sénégal moom Karim Wade moom dinañ ci ñëwaat. ca Ndar moom Benno Bokk Yaakaar kon ñàkk na département ba Aba Mbaye moom mi nga xamante ni moom lay Yewwi Askan bi tabboon moom nag ma ngay jubilé ca jamono jooju Mansour Faye nangu na ni kon gagné noon ko fa tamit dana xoolaat seen biir waxtaan ngir xam lan moo tax kon ñu daal di ñàkk lu ni mel ñu ànd ci ak Ousseynou Diop ak Habib Seck. élection yi jeex na ci diwaanu Ndar Géej coalition Yewwi Askan Wi moo jiitu ci lu amul benn lam-lamee loole nag tax na ñi nga xamante ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar amal ndaje ak taskatu xibaar yi nangu seen défaite waaye tamit xam le ni dañu jàngat défaite bu nu mel. jox na la coalition Yewwi Wallu ñoo jiitu ci commune de Saint-Louis ak commune de Ndiébène Gandiol et daañu jàngat maanaam résultat yi. coalition Wallu Sénégal bi àndaloon ak coalition Yewwi Askan Wi itam ni élection yi ni mu mel jamono jile Karim Wade ñëwoon ci Sénégal lu leer la te président Macky Sall waru ko mën a bañ. Karim Wade nag dana dellu si ak dootul dellu si loolu rapport de force moom moo koy changé te rapport de force bi engagé nañ ko avec le régime d'en place te loolu bu ñu ko waxee ñun Parti démocratique sénégalais bu ñu waxee loolu Macky Sall dana ko gëm parce que nguuru Macky Sall c'est un régime finissant nguur guy jeex la nguur nag buy jeex da nga koy jeexal ci rafet jeexal ko ci njëkk jeexal ko ci teraanga. Aba Mbaye bu coalition Yewwi Askan Wi bi nga xamante ni moo jiitu ci diwaan Ndar Géej moom demoon ci yenn ci gox-goxaat yi seeti askan wi jaajëfal leen ci nañ ko jàppalee. Gagne le département de Saint-Louis avec plus de 10 000 voix d'écart avec la coalition présidentielle mosu fi am kon nag ñoo ko fi def ñun ñoo ko mën ñun ñoo ko jéem yàlla fital ñu yokk ñu def ko parce que ñun ñooy Yewwi Askan Wi. bu dee ni yenn dëkk yi coow li bare na ci wàllu résultat yi Ndar moom lépp dafa leer ndax coalition Yewwi Askan Wi moo ko gagné Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. ci site coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo gagné député yi nekkoon ca boobee département kenn ci ñoom mu ngi ca doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi di Birame Sile Diop Cheikh Anta Diop say latir. fii ci Thiès commission départementale recensement des votes génne résultat yi ci xob yi nga xamante ne sànni nañu ko Yewwi am nañu 83 960 voix waa Benno Bokk Yaakaar am 62 279 voix intercoalition bii de nee nañ am nañu taxawaay bu mat sëkk ci élection yi. yàlla mënuñu woon ñàkk may ndam ndax seen engagement fu ñu ko takk weesu na ko je précise pour ceux qui ne le savent pas yéen defu leen campagne pendant 19 jours. Vous avez fait campagne pendant 21 plus 15 jours parce que la pré-campagne da ngeen koo campagne ci commune rurale yi kan moo ko def yéen la ndam li bu amee nañ leen gannaaw yàlla nañ leen ko santé. coordonnateur bu Pastef bi nag fii ci Thiès la ndam li de li ko waral mooy pas-pas bi nga xamante ne waa Thiès yi amoon nañu ko rawatina seeni militant ngir jël ndam li. gërëm sunu investi yi ba pare ndax sunu jigéen ñi ak sunu góor ñi. ñoo campagne ci naaj bi ni nga waxee démb campagne ci biir taw bi di fend ci seen kaw ñoo leen wàcc leen oto yi ngeen dugg ci biir ñu ne déet ñoom combat bi pareegul duñu wàcc keroog ba ñuy dem kër jëm 22 heures muy taw oto yi embourbé wu jeunes yëpp wàcc oto yi di yuuxu ci biir lëndëm gi ci biir guddi gi ci biir ndox mi ak ci biir ban bi Yewwi ak Wallu. ñeent ñi nga xamante ni ñoom la ñu taboon ci liste départementale bi ñu fas yéene toogal waa Thiès ca assemblée nationale ñoom ñëpp wane nañ leen. muy sunu doyen Alassane Ndoye di soxna Lému Touré Ndiaye ak di soxna Aram Ndiaye. ñoom ci seen jëmi bopp nee nañ lii di aw yan bu rëy la aw sas la daañu def seen kéemtalaay kattan bu ñu demee assemblée nationale askanu Sénégal gi yëpp lañ fay toogal rawatina département bu Thiès.
ca Bambey it mel ni kon Yewwi ñoom ñoo fa gañe woon kenn ki nga xamante ni nekkul ca lycée ndax ban ko rek annulé di Aïda Mbodj moom teewoon na fa ñëwaat kon rek ci Aminata Touré génn jàpp ni kon ñàkk gis-gis ci wàllu politique moom moo tax kon muy xalaat mbiram blocage ci assemblée nationale ñu ànd ci ak Babacar Diouf ak Ndonga Ndiaye. programme parlementaire te programme parlementaire nag bientôt di ngeen gis ni les permanences de l'intercoalition Yewwi Wallu vont devenir en permanence parlementaire. En quoi faisant? Permanence parlementaire, c'est que Massamba. ci kaw oto bi mu yéegoon Mame Say Ndiaye député bi ñu fal bees ci Bambey wër dëkk bi di jaajëfal askan wi nga xam ne ñoom ñoo ko woteel ci wetam Aïda Mbodj di dalal xelu askan wi. ay républicain lañu ñun ñëpp ku ci nekk da nga am aspiration am ambition boobu tax na ba yaakaar naa ne loo bëggul ñu fay la ko doo ko leble te amuñu intérêt à moins de 16 mois de la fin du mandat de Macky Sall ñuy bloqué réew mi. Aïda Mbodj mel ni kuy weddi Mimi Touré ci cohabitation bi nga xam ne nee na mënut a am ci Sénégal. waaw man c'est dommage parce que man Mimi dama respecté woon xalaatam. respecter xam-xamam mais li mu wax xam nga du xam-xam. la majorité se mesure en termes de député il est vrai que dama koy concéder ñàkk xam-xamam ci loolu parce que defe naa mosul nekk député. naam nee nañ duñu bloqué assemblée nationale bi wante teewul li nga xam ne mooy liggéey bi ñu leen fa sant danañ ko def ba mu mat sëkk. xam ngeen ne à partir de 2023 la ñuy commencer di gérer les ressources naturelles gaawantu nañ ñoom il y a 2 mois au niveau de l'assemblée jour boo xam ne ñëpp dañu xatoon. muy un vendredi man keroog Bambey laa waroon ñoom ils étaient obligés de rester gaawantu séddale ressources yooyu lu kenn yëgul ci Sénégal on s'attend à avoir une majorité boo xam ne dina leen contraindre à revenir sur cette répartition. ñu àndoon ak askan wu takku topp leen ci seeni oto di wër Bambey ñaari jigéen ñi de wone seen mbégte ci li nga xam ne loolu lañu am ndam. ñu des ba léegi ca Bawal rawatina capitale régionale ba di Diourbel ak département bu foofu nag benn bokk yaakaar ñoom ñoo gagné foofu la fa nekk ci ay député loolu nag ba tax na rek ki nga xamante ni moom mooy Dame Diop moom nag moom moo nekkoon coordonnateur bu benn bokk yaakaar foofu daal di rafetlu ndam li nga xamante ni kon mouvance présidentielle bi am na ko ngir rek kon jël député yan doon xëccoo foofu muy loo xamante ne lu bees la ca Diourbel ñu déglu kon Dame Diop mooy coordonnateur benn bokk yaakaar ci département bu Diourbel ci micro Babacar Diouf ak Ndonga Ndiaye. suñ coalition benn bokk yaakaar am na ko fii ci département Diourbel ci élection législative yi weesu démb may féliciter bu baax tous les responsables. parce que victoire bi victoire unité la victoire bu mbooloo la jël nañu recommandation yi xam ne suñu président coalition président Macky Sall jox nañu ko ñu joxante loxo bokk ndey bokk bàyyi yëkkateendoo doonandoo moo tax ñu am résultat yi ñu am fii ci Diourbel résultat yi nag jàpp naa ne ci fukki commune ak ñaar Benno Bokk Yaakaar moo yóbbu fukki yi ak benn gagné élection yi ci téeméer boo jël juróom fukk yu tegal tuuti maanaam am na majorité fii ci département Diourbel su nag sant comme ni ma ko waxee léegi rek tous les responsables particulièrement mention spéciale aux communes rurales ñi nga xam ni def nañ contribution bu mucc ayib parce que ñoom cotisé nañ daana li ñu rawee coalition bi ñu toog mat na juróom benn junni xob 6000 voix de plus que nous avons devancé la coalition Wallu. ngeen sànq ki nga xamante ni kon mooy Birame Souleye Diop moom nag ñu ngi ko fal député ca département bu Thiès jamono jooju tamit ab commune ca Thiès mu ngi ko fay jiite ñoom Pastef nag jàpp na ni li nga xamante ni rek mooy wàllu cumul moom bokkul ci li ni amal ci wàllu politique ki nga xamante nag mooy administrateur sax ci administrateur bu Pastef kii di Abass Fall moom nekkit ku nu fal député bees fii ci Ndakaaru jàpp na ni bu tànn jotee moom faw rek kon ñu xool benn lañ ciy def moom Birame Souleye Diop ñu déglu ko Abass Fall moo nekkoon ganu Infos Matin. Je pense que ñun au niveau du PASTEF on l'a déjà réglé ñu ngi xaar le moment venu rek nit ñi nañ jël seen responsabilité choisir entre le poste de maire et le poste de député. Adjoint au maire moom taxul ñu naan c'est pas au même niveau qu'un maire plein. Donc looloo tax à notre niveau ça ne pose aucun problème mais bu ñu demoon ba nga xam ne sax
parti bi dafa ne naa choisir entre les deux boobaa incha allah dinaa choisir entre les deux. waaw Birame Souleye c'est un maire plein je pense que il va suivre la même consigne bi parce que c'est quelqu'un koo xam ne ci ay principe lay dox xalaatuñu ci côté boobu ñu am ci sikki sax. Fatick moom it mel ni kon Benno Bokk Yaakaar ñoo jël ndam la ca département ba lu toll kon ci 70% ci xob yéen fa woteel topp ci nag intercoalition Yewwi ak Wallu Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. département bu Fatick la ñuy dooree ndaxte 167 080 électeurs ñoom ñoo fi inscriroon waaye nag 67 919 ñoom ñoo voté coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo jiitoo lu bëri am lu tolloo 49 743 voix Yewwi Askan Wi topp ci am 13 631 voix coalition Wallu Sénégal nag moom moo jël ñetteelu place bi am lu tolloo 1800 ci xob yi nga xam ne moom la askan wi sànni ci département bu Foundiougne moom daanaka Benno Bokk Yaakaar moo gagné ci commune yi nekkee ci département boobu yëpp ndaxte Benno Bokk Yaakaar daanaka téeméer boo jël juróom fukki ak juróom benn moom moo ko gagné Wallu Sénégal nag moom moo ci topp am ci téeméer boo jël fanweer Yewwi Askan Wi jël ñetteelu place bi ndaxte téeméer boo jël am na ci ñeenti xob foofee ca département bu Foundiougne Gossas moom boo fa demee résultat yi xaaju guddi gi la génn waaye coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo jiitu ca kaw ndaxte ci 45 667 électeurs yi nga xam ne ñoom ñoo inscriroon yore ay carte 21 792 rek ñoom ñoo ci voté Benno Bokk Yaakaar nag moom moo fa gagné ci juróom-benni communes yi nekkee ci département bu Gossas yëpp ndaxte am na lu tolloo 14 154 voix muy tekki ne téeméer boo jël am na ci juróom-benn fukk ak juróom Wallu Sénégal moo ci topp am 5185 voix Yewwi Askan Wi jël ñetteeli place bi am ci 931 voix loolu nag ay résultats la yoo xam ne département bu Gossas la ñeel résultats yi nga xam ne moom la ñu jëlee ci ñetti département yi di Fatick Gossas ak itam Foundiougne li muy wane rek mooy coalition bi faree ci nguur gi moom moo jiitu lu bëri ci biir région bu Fatick waaye nag intercoalition bi di Yewwi Wallu ñoom itam am nañu ay xob yoo xam ne xaw naa am doole rawatina ci yenn gox yi nekkee ci région bi. ca Nioro Benno Bokk Yaakaar moo jël ndam li ñoom nag bi commission départementale recensement des votes génnee résultats yi daanaka daal lan am ci ay xob bari na ëpp kon 22 447 voix jiitu kon Wallu ak Yewwi Alimane mi nga xamante ni kon moom moo nekkoon tête de liste ba jàpp ni résultats yi day firndeel ni kon Sénégal réewum démocratie la te jàpp na ni coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo am majorité ñu déglu ko ci micro Fally Gueye ak kii di Pam Mbaye Diaw. li am mooy que ne département Nioro yëpp gagné nañ ko amul commune bu ñu perte loolu laa bëgg loolu li ñu bëgg a wax li ñu am doublé na ki topp suñu ginnaaw muy coalition Wallu bi ñu ñëwee ci bulletin nii li comme li ma leen ko wax ñi juum ak ñi ak jimboori bi joxe woon yëpp ay consigne bi ñu dajalee bulletin nii lépp 607 voix lañ fi gis mais li am solo mooy dañu toog temb ci télé bi di seetaan média yi ñu bëri na non cohabitation gagné nañu c'est vrai que élection dañuy dem mais ñëpp a yem voix wu ko dëkk Fongolembi bi que dëkk Nioro que dëkk Porokhane yëpp a yem tey li ñu mën a am mooy que ñeen gagné nañu même su nekkoon benn député lañu ëppalee opposition bi am nañ majorité te loolu mooy démocratie lañ doon yaakaar ay at naan ñii gagné nañ 80% loolu jeex na réew adduna bi changé na réew mi changé majorité lañ wax te majorité boobu incha allah Benno Bokk Yaakaar am na ko à l'Assemblée nationale. mais li may bëgg revenir ci foofu parce que Sénégal dañ naan démocratie nañu remercier bu baax l'administration territoriale démb wax naa ko ci benn télé avant élection yi di ñëw dañ ne way ministre de l'intérieur warul orga ñun soxlawuñ CENI 1848 fekk na ñuy voté Sénégal. ca Matam foofu it coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo gagné capital ba muy ca Matam ba ci sax Ranérou ak Kanel muy kon résultat yoo xamante ni daanaka dem na ba ëpp 90% bu sukkandikoo suñu naataango bi teewoon bi commission départementale yi doon joxe rek résultat yi génne kon ci yooyu urne Ali Bandel Niang. te résultat yi tukkee ci wote gi ñu doon amal day firndeel ni rek diwaanu Matam day wéy di doon ab bastion président Macky Sall ndax nag département bu Matam bi Benno Bokk Yaakaar moo gàddu ndam li ak 65 695 voix ci kanamu Yewwi Askan Wi mi am 6 473 voix maanaam muy 87%.
ci biir département bi le nag score bu gën a jéggi dayoo waa Benno ñoo ngi ko amalee ci Agnam di commune bi nga xamante ni Farba Ngom moo fay maire ndaxte ñi ci mboolem ñiy voté réalisé nañ fa taux bu ëpp 93%. ci biir commune bu Agnam boobule sax ci dëkk yi di Mberla Mbele ak Silla Worgo daanaka ñaari ci bureau de vote dëkk yooyee yëpp 100% la waa Benno def maanaam waa opposition bi boo leen boolee kenn amu fa sax benn xob waaye surprise bi ci département bu Matam mooy yoon bu njëkk coalition bi Macky Sall jiite di ñàkk ay dëkk yu mel ni Mogo Tapsir Balla ak Thiarène ci département bu Kanel itam Benno Bokk Yaakaar rewe na gaa yi ba sànni karawaas gàddu ndam li ak 39 149 ci kanamu wàllu mi am 2579 muy ab score buy méngoo 94% des voix ci biir département bu Kanel nag score bu gën a rëy ci waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi ko amalee ci commune bu Orkadiéré di ab commune bi nga xamante ni Daouda Dia moo fay maire te itam moo nekkoon tête de liste départementale bi ci wote législative yi ndaxte nag ci biir commune bi le daanaka téeméeri nit yu woote lu ëpp 97% Benno Bokk Yaakaar la ñu sànnil seen xob ci biir commune boobule ba tey ci biir dëkk bi di Balela benn centre de vote 100% la fa Benno am lu jëm nag ci wàllu département bu Ranérou coalition présidentielle bi mujj naa nanguwaat département bi le ndax nag ci élection locale yi ñu génn ndaxte tey ji Benno Bokk Yaakaar gàddu na ndam li am 11 456 voix réalisé score de 87%. donte nag participation bi néewoon na lool ci wote dimanche gi waaye Benno Bokk Yaakaar Matam bokk na ci gox yi nga xamante ni fii la gën a amalee score ndax buñ ko xaymaa taux bi ci région bi xayma nañ ko ci 89,24%. ñu wax ci wàllu tàggat yaram ponk bi nag benn la muy concept boo xamante ni Malal Junior Diagne am nañ ci àndal bëgg nañoo dalee rek ay équipe ci wàllu nawetaan ngir rek xool naka lañ def ba tournoi boobu daal ku coy jógee ñu jox lay koppar wante tamit boole ci wàllu wér-gu-yaram di maye deret am na tamit doon appal seen bopp ngir ñu mën a dimbale banque de sang yi wàllu fair play it bëgg nañ ko caa jiital démb nag lañ ci doon def conférence de presse ngir xool club ya naka lañ cee dajee sax rawatina kon yooyee ASC ñu war koo footballé ca banlieue ba diggante kon Pikine ak Guédiawaye Cheikh Sadibou Diarra. bëgg fépp fu jeune nekk rek état dooleel ñu pour ñu gën leen a jàppale gën leen a former parce que tey demandeurs yi bëri nañu ñoom ñëpp ñu ngi ñuy déglu di remercier bu baax nag de passage suñu partenaires yi. kon dinañ ñëwaat ci loolu muy rek wàllu football ak nawetaan bi nga xamante ni kon mbiram ndam li muy concept buñ créé ngir rek xool naka leen def ba dajale ay équipe ñu mën a jongante seen biir ko gagné am na lu ñu lay jox ci wàllu koppar wante bëgg nañ lii di rek social ñu jiital ko ci rawatina mayam deret dimbale ci banque de sang yi fii ci Sénégal ñu ànd ci ak Cheikh Sadibou Diarra. football nawetaan bu amul benn violence. loolu mooy mbébétu tournoi ndam li bii di dajale juróom-ñetti ASC yu Dakar war a door ci àllarba bi. dina am ay prime spéciale yu ñuy jox jour final équipe bi gagné dafay am 1 million de francs CFA 1 million 500 de francs CFA moom mooy la prime pour l'équipe vainqueur du tournoi équipe bi dem final dafay am 1 million les deux équipes yi demoon demi-finale ku ne da ngay am 500 000 ñu teg aussi ay trophées pour meilleur buteur ak meilleur gardien mu nekk coupe lañ lay jox ak xëy na paire godaas wala paire gant ak enveloppe 150 000 le meilleur manager aussi dinañu ko jox 250 000 ak coupe loolu yëpp pour wane que ni mun nañu jouer foo mu am rivalité am adversité mais dans le fair play donc si on arrive à faire un tournoi bu mel nii ba mu jeex te amul benn jafe-jafe amul benn violence foog naa ne dëwën ay mag kër yu mag dinañ ñëw gunge si pour ñu mën a organiser tournoi bu gën a mag. yeneen activité yu bëri itam dinañ ko amal diirub tournoi bi di am yéene nekk référence ci wàllum nawetaan. supporters yi dañoo naqari canaliser souvent lu ñu leen di canaliser ñu teg xaalis ñu ni dañuy def concours meilleur comité supporter bi gën a xarañ da ngay am 1 million de francs CFA bu ñu lay jox mais day am ay critères ñetti critères la mobilisation bi ak xumbaay bi ci stade yi. mobilisation bi ak taxawaay bi ci activité sociale yi. tournoi bi nag du football kese dañu ci boole football ak ay activités sociales ci noonu dinañu def journée set setal mercredi le 3 août ak les 8 ASC lëkkaloo si ak waa UCG dinañu def le 8 août aussi don de sang ak waa centre national de transfusion sanguine objectif bi mooy ñu jox junni ak juróom-benni téeméeri poche de sang banque de sang ci benn bëccëg. pour wane doole bi ndaw yi nawetaan yi am. ngir mottali yéeneem
tournoi ndam li dafa tere bépp mbirum xon ASC yi bokk ci tournoi bi jongante yi dinañ ko amal ci stade bu Guédiawaye ak bu Pikine 2 fan ci weeru août ba 10 fan ak ñaar. ñu dem ci li gën a fës yéen kay yi ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Yewwi Wallu ku ci nekk ci ñaari coalition yi yaa ngi fëgg sa dënn di tëgal say wagg di bàkku na yaa gañe wotey député yi Vox Populi nañu ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar waaye Yewwi Askan Wi ñoom it def nañu ab conférence de presse démb ci ngoon fa la ñu xamle ne ñoo gàddu ndam li ñoo am majorité ci assemblée nationale di ci fal bokk ci ñoom bokki ci ñëfa yëkkati ay kàddu di xamle ne bi ñu defee seeni calcul ba nuppi li ñu trouvé moo di ci téeméeri député ak juróom-benn fukk ak juróom yi war a am ci assemblée nationale juróom-ñett fukk yi ak ñett yëpp ñooy borom léegi na leer ci bopp ñëpp ne assemblée nationale bii di ñëw opposition parlementaire ba waa Benno Bokk Yaakaar lay doon mu di ay kàddu yooyu Vox Populi nee nañu Aminata Touré weddi na ko nee na waxi cohabitation gi yenn opposants yi di rumandaat nañu ko teg fi suuf ndax mënut a nekk ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñooy majoritaire ci assemblée nationale lise ko nañu tey mu neex ni coalition bu ci nekk yaa ngi fëgg sab dënn di yëkkati sa loxo ne yaa gàddu ndam li Walf Quotidien bind ci xëta mu njëkk ne waaye Yewwi Wallu nee nañu am nañu 83 députés L'Observateur ne ko waaye Aminata Touré dàq na lépp luy waxi cohabitation seen digg ak opposition bi ci assemblée nationale waaye bu ñu sukkandikoo ci journal Le Groupe Futurs Médias bi Ndiaw mi ngi desandiw xam bi ndax kii di Khalifa Ababacar Sall ak Mamadou Lamine Thiam ñoo ngi dànkaafu ñi ñu ko séqal l'info nañu seenum xel dafa tàmbalee te ci ne seen ndam li ñu am ci élection législative yi waa kër Macky Sall yi dañu cee bëgg a teg loxo confisqué ko yéenekaay bi nañu lii moo tax intercoalition Yewwi Wallu di dànkaafu gaañi di leen wax ne bu ñu bëggee dugal benn nduxum ci résultat yi tukkee ci urne yi dinañu gis biddi yu bëccëg Libération bind ne tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré résultat yi mu joxe woon waaye Yewwi Wallu xutti nañu liste ba taxañ ko sànni ci sën ba Mamadou Lamine Thiam ne ci journal bi teel a nangu dafa yombali duma nañu gëm ne cohabitation dafay am assemblée nationale fa la force te jaru ñu ci am kersa ndax du gàcce Walf Quotidien nañu Mimi Touré mi génnoon ay siifaram wanaasu waat na ay siifaram Direct News nañu intercoalition Yewwi Wallu mayu ñu leen dara ginnaaw génnuk Aminata Touré gi mu génn keroog ñoom it ñoo ngi riposte Soleil national jàpp suspense di xiini miina gi ñu ne woon ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Yewwi Wallu ca la ñu toll ba léegi enquête dina kay nañu guerre des chiffres ga mooy wéy ba fi mu nekk nii Sud Quotidien ne ko moom kay ci bëjoogu métti ci la ñu nekk bras de fer entre pouvoir bi ak opposition bi waa Wallu Yewwi nee nañu am nañu 83 députés ci assemblée nationale Aminata Touré ne mënut a nekk ndax ñoom ñoo gagné fanweeri département ci ñeent fukki département ak juróom-benn yi ci réew mi ñooy majoritaire ci assemblée nationale contentieux électoral gi am ci yëf yi Le Quotidien deuxième tour la ko tudde ba diñu wax ne coow laa ngi ne ci cobbay waaye Yewwi nee nañu amuñu sikki sàkk ci 83 députés yi ñu am ci assemblée nationale Aminata Touré di wéy di xam le ne loolee mënta nekk ndax majorité ba ci assemblée nationale moom ñooy boroom waa Wallu ñoom yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi sàkku ci seenu ñooñ mu di seeni militant ñu mobilisé wu waa L'Observateur xëy nañu mobilisé wu fa bu dem seeti avocat bii di Robert Bourgi doo nit kuy càmbar politique gu réewum Sénégal ngir waxtaan ak moom ci ne élection législative yi keroog yi tëddee ci réew mi Robert Bourgi nee na leen li mu gis te jàpp ko te di ko digal Macky Sall moo di li ko war mooy mu woote póot mu mag xool li mu tilimle mu sàkk ci pexe le mandat di ñu baaxee li mu jàpp ne mooy feebar yi dal président Macky Sall ba tax mu dëkkee mbetteel ci élection yi fi jot a jaar benn moo di coowal góor jigéen ñi lëmbe réew mi ñaareel bi di waxi troisième mandat yi mu leeralagul ñetteel ba di yu bari yi xew ci réew mi te ñu gis ne injustice da ca bokk journal Le Mandat jàpp na ne yii mooy yi sànk Macky Sall ak fa mu sànku Libération nee nañu ca benn dëkk ñaari gaar di ca kees fa la raay ba téene ndax ca foofee ña fa nekkal Macky Sall Macky wékkoon ci ñoom yaakaar ñoom ñëpp lu ñu fa duma wulli leen fa ba mëqal leen poussière mu di Idrissa Seck di Yankhoba Diattara di docteur Augustin Tine di Pape Siré Dia ak Habib Niang Vox Populi nañu du ca kees rek fa la làmbaay ñaawe ndax ci Médina ca Parcelles Assainies Kër Massar Kees Guédiawaye Louga commune Kolda commune Ziguinchor ak Kaolack commune ay localité la ñu yoo xam ne ay kàngami Benno Bokk Yaakaar ñoo fa nekk waaye dara la ñu fa jariñul Walf Quotidien nañu ca diwaanu Kaolack donte waa Benno Bokk Yaakaar dañoo nërmeelu ca commune ba waaye ca département ba moom ndam lu rëy la ñu fa amee li leen ko may yéenekaay bi nañu bokk na ci liggéey bu rëy ba fa sëti Cheikh Ibrahima Niass liggéey ci élection législative yi mu di mouvement force vive de Médina Baye journal bi nañu démb la comité directeur bu mouvement bi doon conférence de presse doon leeral fa ñu jaar ba gañal waa Benno Bokk Yaakaar ca département bu Kaolack Baye Elimane Niass mi porte parole bi ak Ndeye Fatou Seck mi responsable jigéeni mouvement bi ñoo ngi ci indi ay leeral na leer nañ ñu dem ci L'Observateur waxtaane wàllu tàggat yaram yëral xët mu mujj journal bi ndam li yéenekaay bi nee nañu tournoi bu bees la boo xam ne suba ci àllarba ji lay tàmbali lancement bi démb la woon mu di xew-xewu football boo xam ne li ko tax a jóg bokk na ci joxaat nawetaan bi beneenub xar kanam bu gën a jekk Malal Junior Diagne mi organisateur bi mi ngi leeral ci biir journal Record li tax a jóg tournoi ndam li ni tournoi bi tëddee ak la ñu ciy séntu. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye moo kenn jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii lañ yam ak yéen ci xibaar yi bàyyi leen nag Alaaji Baye Cheikh mooy ak yéen seen émission Midi Plus Pape. mon ami Chérif merci en tout cas ci journal bi mais actuellement affaire bi seere na de.
non mais léegi tey mu leer léegi tey ñu xam. ku nekk li nga am. mais kañ lañ koy xam kañ la résultat officiel yi di gën ngaa yàgg fii ak àjjuma incha allah parce que jamono ji ñuy wax ñi daan commission nationale recensement des votes bi nga xamante ni président cour d'appel bu Ndakaar moo ko jiite. ñi ngi daje ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo teewal coalition yi demoon ci élection yi ku nekk di nga fa am ay mandataires ñu ci bëri sax ay avocats la ñu doon ak yu ni mel. ngir déjà ñu compiler lii di résultats yi xam nga ni. département bu nekk la nga am ci résultats indi nga ko fii tey. donc buñ ko calculer ku ci nekk nag li nga am daanaka enjeu bi surtout ci liste proportionnelle bi la maanaam li naan liste nationale. ndax bu dee département yi moom raw gàddu la leer na ku nekk la nga fa am leer na. donc boo xoolee par exemple yow askan wi li na am ci département mat na lu mat presque 55 députés yoo xamante ni am nañ ko ci national bi. Benno Bokk Yaakaar ak grâce ak Mbour bi nga xamante ni gagné nañ ko ak 4 députés ñoom ils se retrouvent avec 57 députés muy ñaari députés yoo xamante ni xëy na ëppalee na leen ko mais. séddale gi nag fëlal nar a doon mooy fi nga xamante ni quand même moom mooy liste proportionnelle bi loolu nag ku ci bëgg am majorité xëy na fa nga nar a ëppalee sa morom ngir am majorité ci assemblée nationale. voilà donc d'ici vendredi lépp dina leer incha allah. dina leer incha allah. d'accord merci Chérif ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm